asalaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant. man nag maa ngi tudd Momar Diop ñu gën ma xamee ci Mor Diop ma dëkk Daara Jolof jàngee fi sama école primaire jóge fi dem Linguère amee fa sama brevet jóge fi aussi jaar Louga fa laa defee sama terminale pour une première fois. Yàlla dogalu ko ñu doog a dem Dakar doog fa amee suñ baccalauréat en 92 série D mooy ancien série D mathématiques sciences physiques sciences naturelles bi yàlla defee loolu aussi ñu jóge fa dem université malheureusement comme dafa bëri woon ay jàppal bàyyil te ñun jàppoon na ne bu ko yàlla dogalee bala ñoo war a am fanweeri at war a ñoo commencé mënal suñu bopp ci lañ def na concours daal di dugg école nationale des techniciens d'élevage bu nekk Saint-Louis fa lañ génnee en 96 ban defee ñetti at yoo xam ne nii tàggat nañ ñu fa ñu doog a ñëw daara nag def fi ñaari at yoo xam ne nii def nañ si pratique di liggéey Sopela te am yaakaar di def nañ fa liggéey bu mucc ayib ba ko yàlla dogalee nag di naan nul ne peut aller à l'encontre de son destin ci la yàlla def nag ñu jóge fi en 98 nag dem tugal. waaw mais xam nga man émigré yàlla xam na ne mus a nekk ci sax sama bopp daaw ma ko sax waxtaane man li ma gënoon a nekk samay gént moo doon dem États-Unis man boo ko seetee série D laa def mais anglais dama ko daan wax nu ma neexee comme ni may waxee olof ndax man loolu laa jàppoon ne fa laa war a dem waaye nag li naan bu yàlla ne da ngay taxa ni jaay nga ne ko mukk damay ubbi bitig lu jant soo da nga daaneel sayu mat. D'ailleurs fu ma gënoon a bañ nag sax ci émigré fa la ma yàlla yóbbu muy Italie waaye donc damay jàpp ne rek ndogal la waaye tey su fekkente ne woon tey montor bi tey war nañ ko mën a delluwaat ginnaaw am naa yaakaar duma ko def waaye nag jaam ak pexeem yàlla ak ndogal la. Immigration clandestine bi lu doy waar la man ci lay liggéey sax depuis 2 ans maa ngi ci parce que yàlla def na bi ma demee en Italie. maa ngi doon liggéey mais xam nga rek man tooguma te aussi dama xaw a bëri dugg ma duggoon ci formation bu ñuy wax médiateur culturel ba yàlla defee en 2005 ma am ci diplôme waaye bi ma demee ba liggéey bi xaw a tar noonu ma ne comme yor naa diplôme boobu naa dem dugg ci métier moomu naam sax liñ la cay fay demeewul noonu waaye mën nga ci jaamu yàlla ndax expérience bi ma am Italie war naa mun a jàppale sama naatangoo yi nga xam ne ñu ngi foofu. donc ñaari at maa ngi liggéey ci immigration mais gis nga Europe gis nga xale ya fa nekk tey jii koo ci joxoon milliard tey du dellu ndax ay jafe-jafe kese la danañ faral di wax naan tentative et mirage de l'Europe looloo fa am xale yi nag moom xam nga koo ci waxi du dégg waaye tere mu bañ boo àggee rek daal di gis su waaye li ma la mën a xamal mooy Europe moom lépp lu lay wax rek ma nga fa. néew ma nag bu kenn dem waaye nin fa bëggee di demee moo baaxul te léegi yombutul te damay lancer un message waajur yi xamal leen na leen dem bi yombutul ndax léegi Europe surtout dëkk bi nga xam ne man fa laay dund te xam ko muy Italie dañoo jël seeni matukaay yu mat sëkk. gis nga bu njëkk boo daan dugg ci ndox yi nga xam ne rek waaso yi nga xam ne féetewul fenn ONG yi ñooy ñëw jël si la yóbbu la mais loolu ci boppam léegi. presque dafa amutut ndax ONG ci boppam dañ leen indil ay jafe-jafe xale yi fii bëri jógee fii ñu ngi diggante Libye ak Maroc tëdd ndax ñëw bi yombutut italiens yi xaalis bu bëri leen génn former ay libyens jox leen ay bateau ñu nekk ci géej gi di ko surveiller dugg bi yombatut ku am daal yoon woo xam ne nii wax dëgg yàlla am sa bakkan war na caa mën a bañ a xaj dee nag yàllaa ko yor waaye da ngay sabablu bu leeree daal mu leer na yoon wi leer na boo bëggee mën ngaa dem nga daani sa doole waaye nag damay dem rek loolu wax dëgg yàlla am man duma ko digal kenn. Europe nag moom maa ngi fay bëgg a yàgg te comme maa ngi ciy liggéey xam naa ko bu baax émission bi sax xam naa dafa tuuti waaye lii ma lay wax ci affaire immigration mën naa cee nekk di wax fii ba suba te lu ma la ci wax du dañ ndax dama ciy liggéey te xam naa ko. waaw kuréel boobu ñu ngi ko créé le 17 juin 2019 sama benn rakk bu ñuy wax Pape Cissé
moo ma woo tegtal ma ko te comme ñun la géwal ba waxoon dañoo juddoo mbul yaroo mbul war a tekkee mbul comme bokk jom moo def ci ñun lépp ñu koy wax Daaru Rahman am naa yaakaar bu ñu ci wooyee war nañ ci mën a wuy si bi ma ko waxee ma rafetlu ko lool donc ñi ngi ciy liggéey kuréel gi nag comme ni ma la ko waxee le 17/6/2019 lan ko sos donc bi mu juddoo yàggul waaye mébét yi mooy lépp loo xam ne nii rek maanaam koom-koom lay indi ci koñ bi wala mu defar ko moo ko tax a jóg maanaam structuré nañ ko nag am na coordinateur muy man am na vice président muy Pape Cissé am nañ un trésorier général muy Birane et cetera ñooñu ñëpp nag ay doom yoo xam ne nii fii leen juddoo fii leen màggee fii leen defee lépp am pas-pas nag te am naa yaakaar ñii ñu ko dooree am naa ci njort rafet te xale yuy rafet loxo lan te Wolof Njaay day faral di wax ne gone bu ay loxoom setee mën a bokk ak ay mag te pas-pas bi ma gis ci ñoom am naa yaakaar ne suñ ci continuer noonu war na indi njëriñ moo xam ne nii lépp lu ciy ñoree rek wala lu ciy jóge rek dana duggaat ci biir koñ bi muy maanaam social muy maanaam économique ak lu mën a doon daal loolu daal moo ñu tax a jóg ñi ngi ci judd bi nag yàggul waaye am nañ yaakaar daal incha allah rabbi ak nii ma gisee xale yi takkoo incha allah bu soobee yàlla dañu dégg ci yu bëree bëri bu ko yàlla dogalee incha allah. waaw bàcc man politique ku ko teel a def laa man ku teel a politique laa mais dama dem ba ji mi jamono ma bàyyi ko ndax Sénégal politique maanaam boo bokkul ci nguur rek dafay xaw a métti donc bi ma demee ba gis ni muy doxee ma ne daal léegi naa tee sama bopp walbatiku sama liggéey waaye donc 98 ma dem ubbi sama clinique ci dëkk ba sama papa nekk da ca liggéey waaye teewul nag dama ciy gëstu di ko xool bu baax a baax comme ni nga wax waaw man jot naa jaar CDP garab gi ndax ay gëm-gëmu ka fa nekkoon muy le professeur Iba Der Thiam ba ma demee ba gis ni mu demee ma mujj bàyyi donc en 98 laa arrêté samay activité kii nga tudd nag léegi muy Idrissa Seck xamuma ko musuma ko gis waaye nag ku may topp la waaw ma koy topp keroog ban ko tëjee jafe-jafe yam amoon nag Abdoulaye Wade ci nguur gi ban dugal ko kaso ba keroog muy génn dara réeruma ci jënduma nag juruma joxuma dara waaw ci ay waxam rek ak analyse yi may def ci ngóor si ak fi réew mi toll rek ma am ci moom yaakaar waaw tubaab nag day faral di wax ne l'espérance est un droit naturel donc yaakaar rek laa am ci moom bis bu ko yàlla joxoon nit mu nekk nguur gi di def safaan yi comme ni nit ñiy def it ma xalab ko rek bon Macky Sall bugguma ci sax wax lu bari waaye nag du ma ko nëbb vraiment liñ doon séntu ci moom lu bëree am na ay gàllankoor ndax man duma la ko nëbb deuxième tour moom laa votel waaw moom laa votel te dama def 20 kilomètres ak juróom pour dem sànni li koy xob waaw parce que Olof Njaay di wax naan nga baal ma dañuy wax naan ou bien tu fais la politique ou bien tu subis la politique donc même bu ma newul ci biir war naa am di yëngatu waaye mais nag bi Idrissa Seck jógee ma di ko analyser di ko xool laa ne kii am naa yaakaar ne ëllëg bu ñu ko joxee réew mu mën ko yore waaw du ma réew mi nag ndax aw ma carte bi mais ku ko bëgg laa ku am ci moom yaakaar la gis nga kayit yi ma yore mi ngi nii dama toog benn jour rek dugg ci net bi dégg l'ancien premier ministre Mimi Touré di ko sànni ay xeer mënuma ko muñ ma jël sama xalima bind d'ailleurs gis nga moom laa ko def réponse à un sympathisant waaw ku dugg ci ActuSen normalement di nga ko war a gis maa ngi ko bind le 19 février 2018 kii aussi maa ngi ko bind aussi di ci wax ak xaritam ya woon mbokkam ya woon ñam àndagoon ak démb te ñu bokkoon kër gi di wax le parti démocratique sénégalais maa ngi ko intitulé et si Idi avait raison
moom it maa ngi ko bind le 14 août 2019 moom it ku dugg ci Actu-Sen boo ko seetee di nga ko gis vous voyez donc loolu la muy nit ku ma am cofeel ci moom am ci moom yaakaar te yaakaar it ne fii réew mi toll xam-xamam ak jaar-jaaram am naa yaakaar buñ ko joxee war na cee mën a génne gox. waaw xam nga li naan wax ju bon dëkkut fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo tubaab day faral di wax na seul le silence est grand tout le reste est faiblesse. Idi ci boppam tontu na leen nee na leen moom amul kenn koo xam ne nii rek war nga ko mën a jàngal politique te loolu su ko waxee nit ñi war nañ ko gëm waaw war nañ ko gëm bëgg a wax nag bu mu la tax a wax dafa jooy ci ñetti fànn waaye benn bi def na dan maa wax te wax jotul yaa war a wax bu mu la tax a wax loo xamut waaye nañ jàpp rek ne lëlu bi xëy na ci liggéey rek la nekk comme ni ko naataangoom yi waxee parce que keroog maa ngi seetaan benn naataangoom ak xale yi nga xam ne ñoo ko dar muy xale yu am ñam intelligent les Déthié les Yankhoba et cetera xëy na dafa lërul rek di xalaat ci mbiri réew mi waaw waaye nag Idi moom nit ki moom loo ko bañ war nga ko mën a nangul yenn qualité mi lëg loo ko bañ war ngaa d'accord ne gudd nay nopp waaye ko mën a daw la waaw xam naa ne moom bis bu waree waxe rek dana wax te nag bu leen fàttee li fi xew démb ak bërki démb màkk ak bàkk gi te jusqu'à l'extinction du soleil comme moom ni mu ko waxee man jàpp naa ne fa mu doon waxee noonu la xëy ni nit ñi ñoo jël ay waxam walbatiku yooyu yëpp ay jàngat la nan fàttaliku aussi bi mu génn PDS xam nga Iba Der Thiam daana faral di wax ne pour appréhender un événement il faut faire un recul le maximum possible dans le passé mais toog na presque at waxut c'était la même chose waaw waaye lu jot rek lu jot yomb waaw la Moustapha Diakhaté waxoon rek moom laay wax yàlla bu yàlla def ci xelam muy yóotu troisième mandat ah tere mu tëddee tere mu të gis rek man daal maa ngi ñaan yàlla bu yàlla def rek mu def ci xelam troisième mandat bu boobaa de bu deful nag ah bu amul chance loolu bukki ba mattoon Abdoulaye Wade mën na koo mat ce que j'appelle un combat de trop. waaw xam nga dialogue national bi man pratiquement fi mu toll sax dama koo suivre ndax li italien di wax sono que des ay sono que des chiacchiere ay wax la rek. waaw mooy li ma la wax rek xam nga Abdoulaye Wade am na fi benn année bi ñu koy laaj ci NEPAD mu ne leen man NEPAD daal après son départ NEPAD daal su fekkente ne moom weeru jot wala ñetti weer yi nekk ñu dem ci ay hôtel di fay ay millions di naan café rek ko wax daf koo jarul dialogue national bi mi nga doon am solo su fekkente ne lan fay tënk wala lan fay wax ëllëg dana nekk njëriñu réew mi wala danañ ko jëfe est-ce que vous voyez man j'aime pas la politique politicienne te nag gars yi léegi yow nan de mais bàcc defoon nañ fi bu mel nii Idriss Seck na man awma temps pour dem ci ay waxtaan yoo xam ne nii fi mu toll maquillage rek la fa juddoo nit ñi gis nañ ko ay ndëgg sarax yi kese réew yi daal moom nan ko waxtaane bu fekkente ne dañ ko war a waxtaane nan ko waxtaane muy njëriñ réew mi waaye nag su fekkente ne ay ndëgg sarax kese la te njëriñu réew mi nekku ci jaru ko te xam nga lii ñuy ruumanaat di ko wax bu dee am na ndax nag comme awma ciy preuve mënuma ne am na nan ñu jox lii nan ñu jox laa day nuru leneen waaw en tout cas daal nit ki su fekkente ne ca gox ba mu dëkk wala ci réew mu dëkk dafa war a def le John Fitzgerald Kennedy doon wax bul séentu mukk li la réew mi war a defal waaye yow da nga war a séentu li nga xam ne yow war nga ko defal réew mi c'est très important réew mi nag politique politicienne da ciy bëri nan bàyyi politique politicienne bi Sénégal dafa war a weesu politique politicienne gis nga dëkk bii ki koy defar ëllëg du xalaat deuxième mandat waaw ñëw rek war a liggéey war a teg réew mi ci yoon
waaw loolu laay wax la politique politicienne Ablaye Wade c'était la même chose Macky Sall it gis nga ko waaye nag man de j'ai toujours espoir et on a l'habitude de dire tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir mais xale yaa ngi juddu du ñàkk un jour arrivera un Thomas Sankara pourquoi pas. Ali moom du ma la ko nëbb invité woon nga ma fi benn émission ma ne la Aly Ngouille Ndiaye am na foo xam ni war nañ ko ci gërëm ndax nag bu lëg lekkee alam na ko gërëmee coy xëy na sax olof yu yàqu la ndax nee nañ bu pexem coy juboon lëg du ca jot waaye moom lu mu dee wax dëgg yàlla am na loo xam ne nii mi ngi koy def ci gox bi waaw mi ngi koy def ci gox bi waaye nag daara moom wax dëgg yàlla amagun meeram loolu mooy dëgg daara amagun meeram te nag yàlla nañu yàlla defal jàmm rek ci waxtaan wi nga xam ne ci dialogue politique bi ña ngi cay waxtaanee pour dëkk bu ne nga mën a fal sa maire loolu moom bu amee dana ma neex trop te damay lancer un appel très solennel à tous les Daarawa waaw gis nga am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax moo gën je veux nommer Ali Saleh Diop gis nga kooku bis bu ko daara amee maire man gis nga Ali sax bien vrai que mi ngi ci réew mi nee naa la man du ma réew mi moi je suis un sympathisant de Idrissa Seck mais gis nga Ali Saleh Diop yàllaa tax may wax moi je demande à tous les Daarawa d'organiser un front sacré comme ce fut na ko japonais yi defee woon excusez-moi les Chinois un front sacré derrière Ali Saleh Diop pour les intérêts de Daara uniquement pour les intérêts de Daara xëy na keneen dana ma mere peut-être les sympathisants de Samba Ndiobel ñu di ko moom it dama koy nuyu di ko sargal ndax moom it neexut ba neexut waaye mi ngi dugal loxoom ci dëkk bi waaw. waaw xam nga le ministre de l'élevage mu yore secteur boo xam ni man mi ci laa jokku bugguma ci sori xëy na sax naam war na ko mën a yore waaye nag xam ba ca ndax mbir mi sëb la ko bënn nga ca biir waaye daal xam naa ne daara moom bis buñ ko tegee ci loxoy Ali Saleh Diop xam naa ne daara moom bu soobee yàlla la De Gaulle waxoon da ngeen ko dégg rayonner sans agir sans se mêler aux affaires du monde pour une grande nation c'est abdiquer looloo dal daara doit rayonner mais il lui faut un bon maire te nag bis buñ tollee ci élection municipale yi administrative yi na daara gépp man ko jéem a fexe nu ñuy jëlee dëkk bi teg ko ci loxoy Ali Saleh Diop mu liggéey ko ndax li fi turandoom defoon ba léegi moo fi nekk ñun démb fi la ñu fekk dara changé wul mais daara ba léegi monsieur Bathie mais ba léegi maîtriser wun maanaam les flux financiers yi nga xam ne mi ngi dëkk ci dëkk bi taxes yi tout ça mais ba léegi maîtriser wuñ ko daara war na weesu fii mais malheureusement la yàlla xam doy na sànniwuma xeer kenn nag ñi fi nekkit lin man ñi ngi koy def mais comme d'habitude li italien di wax basta pour un maire par défaut. waaw loolu def nañ ci émission si je me rappelle man ak yow sur l'aviculture waaw di ko rafetlu nag parce que waxoon naa ne la aviculture boo gisee ñu gën ko développer au Sénégal maanaam dañu bëggoon déficit yi nga xam ne nit ñi am nañ ko ci problème consommation en viande xam nga ñu corriger ko malheureusement ici daara nit ñaa ngi koy def mais peut-être climat bi mooy poser problème waaye nag am na ay période yoo xam ne nii bu ñu ko ci defee wax dëgg yàlla mun nañ ci am ay ngëneel waaye ñuy gën di jege ñi nga xam ne seen xam-xam nàcc na ci mbir mi yar ganaar yombut waxoon naa ko ci émission boobu yombut te jël ay millions di ko dugal ci foo xam ne nii suba mën na laa wan gannaaw maara day taali boo ciy dugg war nga ci am xam-xam bu wóor nan dem maanaam di jege ñi nga xam ne ñooy liggéey ci secteur bi jàng ko xam ko ñu leen ciy jox ay tegtal pour ñu mën dugg ci biir waaw moom laa lay wax xam nga ganaar surtout les poulets de chair là d'ailleurs quelquefois nit ñi dañuy def sax maanaam di jaawale li naan poulet de chair ak pondeuse ñoom poulet de chair yi pondeuse lañ koy wax pondeuse mooy ganaar yi nen waxoon naa ko fi poulet de chair mooy ganaar gi nga xam ne yàpp rek moo ko tax a jóg
gis nga am na feebar bu ñuy wax HB1 la Newcastle waaye mu leen wax la maladie de Newcastle HB1 wala Ishner 1 gis nga kooku bu duggee ci poulailler dëgg doo am sax jot di for da ngay ratu ne ni vacciné ku ci yar ganaar bul dindi bul prophylaxie bi ak thérapeutique bi nga xam ne war nañ ko cee def bu ci sauté dara surtout vaccination bi HB1 gumbaro coccidiose yooyu day feebar yoo xam ne nii ak yeneen yoo xam ne nii na ko nit ñi di bàyyi xel bu baax a baax a baax su fekkente ne bëgg nañoo yar ganaar waaw mais dëggal waaw moom laa la wax c'est-à-dire yooyu aussi am na nit ñoo xam ne aussi dañoo yaakaar ne mbir mi moom da ngay ñëw rek ab dem mbir mi njàng la keccax ak mboq gi mais c'est dëgg la maanaam lekk gi ni jox ganaar yi am na ci waaye nag dafa am nun koy boole proportion la mi ngi mel ni yow nit ki nii rek tey boo jëlee tey sa koll bi dem peese juróomi kilo yàpp ñëw daal di ko lekk ci guddi mais doo nelaw da lay rey te yàpp baax na donc keccax gi ak mboq mi moo nekk ci xont bi nga xam ne moom lañ jox ganaar yi waaye dafa am nun koy defaree ba ngaañte du ci am parce que ganaar yi fu mu toll rek am na loo xam ni soxla na ko ci cawarte gi maanaam safara ak li nga xam ne moo koy jox yàpp pour mu mën a maanaam màgg loolu lépp dañ koo calculer def ko ci lekk gi du da ngay jël culub mboq rek boole culub keccax rek daal di ñëw ba jaxase ba mu jaxase rek boo ko defee ñooñu ñoom yaruñu ganaar waaw ñooñu yaruñu ganaar voilà waaw donc di wax rek ne di la gërëmaat di la sant émission bi xaw na gàtt trop ndax amoon nañ lu bëree bëri loo xam ni war nañ ko mën a wax surtout sur le plan politique surtout aussi ci kii nga xam ne man sympathisant la muy Idrissa Seck waaye nag li naan li duuf ci nag bi lépp xajul ci cin li xëy na ci yeneen anam bu nu amee jot bi rek danañ ci mën a taxawaat ñu waxtaan ci su ko defee yu bëree bëri danañ ci mën a waxtaan donc di gërëm Jolof Production TV di wax ne télé la boo xam ne nii wax dëgg yàlla am comme ay mbokk ay xarit ñoo xam ne nii ay nawlan ñoo ko yor je crois que ku ci nekk war nga cee mën a dugal sa loxo ndax bu ñoŋee rek ñoŋal ñëpp di leen encourager